حلى آدمي خلافة ملكية حلى آدمي خلافة ملكية متى أدركتني زمان بلي. ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre li tax nag ñu ñëw daje fii dafa am li nga xam ne moom moo xew ci commune bu Thiénaba ci compte administratif bu 2019 bi ñu koy voté le conseil municipal à l'unanimité dañoo rendre compte que ne am na un détournement boo xam ne moo am ci carrière suuf bi nekk ci commune bu Thiénaba nga xam ne bi ñu defee donc seen prévision ci budget compte administratif bi 2019 ñu ngi ko defoon ci 15 millions de francs CFA bi ñu ñëwee nag à la fin ci li nga xam ne donc moo di recette yi nga xam ne moom la ñu jël ci carrière bi mu ngi toll ci 600 000 francs CFA loolu nag nekk lu catastrophique loo xam ne le conseil municipal en personne ñoom reconnaître noonu nañ affaire boobu noonu bi ñu ko reconnaître en personne dañoo mettre en place une commission d'enquête commission d'enquête bi nag bi ñu ko mettre en place dafa am liggéey boo xam ne def na ko ba jël rapport bi nga xam ne donc moom la commission d'enquête bi def daal di koy déposer ci maire déposer ko à la sous-préfecture liñ ci remarqué nag mooy boobee ba léegi bañ ko déposé ba léegi pratiquement def na plus de 8 jours ba léegi mënuñoo génne publication rapport bi nga xam ne moom la commission d'enquête bi def tey nag ñu ñëwoon fii ci sous-préfecture lancé woon donc une pétition muy signature yi nga xam ne askanu Thiénaba ñoom ñoo ko def ngir ñu ñëw déposer ko à la sous-préfecture fii ñu taxaw tembe nag ñu ngi buntu sous-préfecture bi ñu ñëwee fekk ñu fi sous-préfecture mais dañu fi fekk son secrétaire son secrétaire bi nga xam ne moom moo fi nekk moom en personne nag nanguwul jël pétition bi nga xam ne donc moom la ñu signé ngir déposer ko ci sous-préfecture la mu wax mooy nee na moom du ko jël parce que dossier bi c'est pas recevable loolu nag li ciy xew mooy li ñu si naqarlu à chaque fois mooy dafa am lu commencé luus ci li nga xam ne donc moom moo di dossier bi ñu ngi exiger nag le sous-préfet di exiger le maire de la commune de Thiénaba à ce que rapport bi nga xam ne commission d'enquête bi def na ko nañu ko publier parce que askanu Thiénaba dañoo soxla à ce que ñu édifier leen ci rapport bi nga xam ne commission d'enquête bi def na ko mënuñoo nangu benn yoon depuis pratiquement 2014 ñu am un conseil municipal boo xam ne mu ngi fi ay recettes di jógee ci carrière bi ñuy jël ay recettes boobu noonu di ci luubal ba à la dernière minute ci compte administratif 2019 ñu ciy recette loo xam ne donc ñuy toll ci 600 000 francs CFA loolu nag nekk na loo xam ne askanu lëmm wu Thiénaba ñu ngi koy ñaawlu te ñu ngi sàkku ci sous-préfecture à ce que mu convier le maire de la commune de Thiénaba mu exiger le conseil municipal à ce que ñu woote ko d'urgence pour mun a publier le rapport bi nga xam ne commission d'enquête bi def na ko parce que ñenn ñi nga xam ne tànnoon nañ leen ci commission d'enquête bi ay seen moromi conseil ñoo fa nekkoon ñu nawloo leen ñu ci bari ci ñoom am na kenn koo xam ne moom présenté wul benn yoon ci commission d'enquête boobu nga xam ne donc dañ ko cee boole woon ñenn ñi bi ñu commencé ñëw benn yoon ñaari yoon dem ba xam ne luubal gu métti am na ci carrière bi dañoo mujj arrêté bañatee ñëw ci carrière bi parce que xam nañu bu ñu continuer ak gàcce lañ ciy am maintenant ce qui se passe mooy ñu ngi interpeller le sous-préfet à ce que mu exiger le maire mu woote conseil municipal à ce que ñu publier rapport bi nga xam ne commission d'enquête bi def na ko pétition bi mu ngi nii ngeen koy gis ñii ay askanu Thiénaba ñoom ñoo ko signé à ce que ñu édifier leen ci li nga xam ne donc moom la commission d'enquête bi def ci li nga xam ne donc moom moo di carrière bi fi mu ne nag combat bi dañ koy mener jusqu'au bout parce que mënuñu nangu benn yoon ñu nekk dans une commune boo xam ne lenn la ñu am boo xam ne tey mën nañoo jàpp ne mën nañoo génneel xaalis muy carrière suuf si mënuñu nangu nag benn minorité de personnes di profité ci carrière boobu depuis 2014 xaalis bu ñu fi dugal ñu luubal ko ñun en personne yor nañ les comptes administratifs yoo xam ne depuis 2006 ba 2019 bépp compte administratif boo xam ne def nañ ko ci commune u Thiénaba yor nañ ko loolu nag ça montre nettement que ne y a un détournement boo xam ne ñi nga xam ne ñoo ŋànkoon carrière bi ñoom ñoo ko def en commençant donc par le maire mi nga xam ne moom la ñu dénk le conseil municipal moom la ñu dénk askanu Thiénaba ngir donc mu mun ko doxal yàgg nañu nag di dénoncer une mauvaise gestion bi nga xam ne le conseil municipal da cee nekk en l'occurrence le maire en personne lii nag c'est un détournement de deniers publics askanu Thiénaba ñoo ko moom te
duñu nangu benn yoon à ce que benn minorité de personnes ñuy profité ci li nga xam ne askanu Thiénaba ñoo ko moom di ko def seen ay poste di ci tabax ay seen i kër di ci jënd ay oto loolu nag duñu ko nangu benn yoon lu mu leen jaral ba ñu toog di ko lekk ñun dinañu ko jaral ba ñëpp leeral ko ba ñu xam ne askanu Thiénaba taxaw nañu temb par li nga xam ne donc ak luubal la ci carrière suuf si ñu mun koo feeñal loolu nag tey ñu ngi koy gën di ko exiger di woo képp koo xam ne acteur politique la képp koo xam ne acteur de développement képp koo xam ne donc citoyen Thiénaba nga ci li nga xam ne mooy gestion conseil municipal bi ñor na la na nga wuyu ci combat bii nga xam ne c'est un combat citoyen c'est un combat noble boo xam ne ñun ñoo ci taxaw tembe fas yéene ko donc mener jusqu'au bout à ce que ñu publier le rapport bi nga xam ne commission d'enquête bi def na ko lii nag bu fekkee ne dinañ leen may fii ak i fan bu fekkee ne wootew ñu réunion conseil municipal pour publier loolu dinañu am mën a waat tey yeneen combat yoo xam ne donc dinañ ko mën a fii à Thiénaba dinañ ko porter jusqu'à l'autorité yi nga xam ne ñoo nekk Thiès muy au niveau de la préfecture yóbbu ko gouvernance ba yóbbu ko fa nga xam ne donc moom moo di au niveau de la présidence parce que li ñu soxla mooy askanu Thiénaba dañoo bëgg ñu édifier leen à ce qui se passe au niveau du conseil municipal de la commune de Thiénaba ñu ngi leen di sant di leen gërëm. bon ñoo ngi nuyu ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di siyaare commune Thiénaba yëpp donc di nuyu kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi ci commune bi ci sunu maam Abdourahim Seck di ko ñaan yàlla fan gudd ànd ak wér donc di siyaare Serigne Mor Kane bu baax di ko siyaare Serigne Bissou Bangaaj di nuyu waa Kër Hadj Abdou Dieye di nuyu mboolem kilifa diine goo xam ne yaa ngi commune Thiénaba donc di nuyu population commune Thiénaba bépp leen siyaare bu baax seen taxawaay bon comme ni ko Axma waxee rek mbir mi dafa war a nekk lu leer ndax dëkk loo xam ne si lu askan wi bokk la vraiment ñett ak ñaar waruñu ko jël aaki moo ko def ko seen moom moomeelu bopp wax dëgg yàlla loolu moom lu dëggul yoon ñun dañ koy xeex donc li nga xam ne moom la ñuy wax ñun ci kaw la ñu commencé ca kaw wàcc suuf parce que lu mel nii tumal lañ ko fi Khalifa Sall donc lu mel maire la woon mu am lañu ko jijoon ci wàllu session donc ba téyeeku ci ay at yu yàgg Karim Wade jaar na foofu ci lu mel noonu kon ñu ngi ñaan la ko dal ci président ba ci suuf lépp na leer na Talla Diagne lu mel noonu la def ci commune Thiénaba ndax suñu carrière suuf ci boppam vraiment moo am lu bëri goo xam ne dañ si wax dëgg yàlla ëpp na ëpp goo xam ne jéggi na dayoo donc ñëpp ñu ngi teg seen bët mu doon leer nañu loo xam ne kenn mënu koo weddi kenn mënu koo jeexi jaaxal wér la kon nañu woote leeral lu leer naññi askan wi xam ne leer na naññi ñu xam ne lii moom lañ leen dénkoon na leer parce que doon commune Thiénaba ñu prévoir ci budget bi 15 millions carré suuf bi am ñu lu 600 000 francs loolu wax dëgg yàlla xel mënu koo nangu te loolu mooy lu wér mooy li am kon na nekk loo xam ne si ñu ngi ñaan autorités yi nañ ko leeral parce que ñun engagé wu nañ en tant que soxna Thiénaba bépp parti politique yi ak kilifa yi nga xam ne ñu ngi dëkk bi yëpp ak ASC yi ak groupement yi yëpp bàyyiwuñu benn nit pour ñu regrouper wu parce que amuñu loolu carrière suuf bi kon carrière bi war na nekk loo xam ne si war a leer la donc delluwaat ci population yi ndax ñun suñu teraanga yooyu loo ñu am ba delluwaat ci askanu Thiénaba ndax yàgg naa ko wax commune Thiénaba surtout biir Thiénaba gii lamp bu lakkee bala ñu ko defar gàmmu dafa ñëw poto lamp daan bala ñoo defar gàmmu dafa ñëw vraiment tëli yi lépp état ko fi def mais amul leen loo xam ne maire jënabul engagement pour def ko fi gàmm la ñuy liggéey gàmm xasee jeex si fi amatul benn liggéey boo xam ne si gàmm ñu ngi ko fiy def loolu liggéeyu gàmm kooku vraiment loolu ni ko xam ne si liggéeyu maire gis ñu ko ci population yi école yi santé bi lépp vraiment dafa sooxe amul leen loo xamante ni si wax dëgg yàlla taxaw nañ ci population commune Thiénaba kon loolu war naa mën a dakk kon ñu ngi ci woo ñëpp sota siwul bàyyiwuñu kenn ñëpp ñëw taxaw ñu ànd xeex bi comme ni ko Axma waxee incha allah fii ak une semaine lañ leen may ñu woote mu leer nañ ñu leere ko ñu teg mbir mi ci coon suñu ko mënul incha allah lañ gis yenn combat yoo xam ne moo gën a garaaw yi fop gën a leer lii parce que vraiment dañoo sonn ci nax yi ak nju njaaj vraiment dafa doy sëkk ñu ngi nuyu ñëpp jërë ngeen jëf xula aadamiyin xila fatun malakiyatun xula aadamiyin xila fatun malakiyatun mata adrakat naani zamani baliyatun